issue about you is the Gambian fully conscious of what we need to change the Gambia so that we own the Gambia, so that we benefit from the wealth of Gambia and be one people, one Gambia, one people, one nation? That is the question. And your generation must become generation of thinkers, generation that questions, but a generation that does not laugh, because we have nothing to laugh about. It's a generation that should be shedding tears for their mother, the Gambia. And because of those tears, to pick up and know that cries will not solve the problem. We must become resolved to take a stand to save the country. That is what is required of us. Thank you. Thank you, Honorable. Next question. M. Jabi. Assalamu alaikum. Okay, Ahmad, go on. Wow, assalamu alaikum, guys. Di leen wax happy new year. Di kontante platform buñ bokk ak suñ ki nga xamante ni tey moo ñu SPA bañ bokk si bañ dugg si politique. Mbégte la ak kontante tey jàkkaarloo ak Honorable Halifa Sallah si benn plateforme. Moom xañ na Amadou la Bijilo. ñëwoon naa office am ñëwoon naa suma kër waxtaan waaw moo ñu def si campagne ñëwoon naa office am ñu mu dimbale woon ma si benn affaire suñ about the village development amoon na yenn jaxle yu bari yu ma amoon as part of VDC member ma dawoon dem si office am ñu toogoon am waxtaan mu am fu ma jaarale su fàttewut fu ma jaarale woon ma teg fa suma tànka nag gis fa daal yoon bu leer waaw gis naa fa yoon bu leer fu ma jaar waxoon na ma ne jaaral fii jaar fii ma def jaar fa kon bu ma fa jógee am naa óolute bu bari su ma dëkkat ñu bari respect gaan ma ñu bari jox ma ci moo tax toujours di ko wax jërëjëf rek parce que moom rek school la jàngalekat la bu ma jógee si foofu nag am na yi nga xamante ni bëgg naa see ndaka la waata yokka ba pare am ay question yi nga xamante ni tam bëgg naa koo laaj tuuti si bay si bay ak si education system parce que foo ko waxee suñ education system buñ am fii Gambie te daf ma dee jaaxal trop léegi dañ ko build si benn western education since tubaab bi fi jógee ba léegi soo xoolee suñ administration bi ñoo xam ne ñu contrôle di administration system bi ñu ko dee liggéey soo ko bàyyi xel mooy ñuy dem school ba pare ñuy dem school dañ dem ba grade 12 soo jàngee ba grade 12 fay sa parents yi lunch yuñ laa jox everything ñu laa jox nga dem ba grade 12 nga gis ne suñu defee after grade 12 examination bi waaye examination nga gis ne few of those people la ñu ñooy continuer pour mun a am access to go to university so da ngaa gis ne majority of them ñu nit mu den dee naka ngir daanaka sa drop out foofu seen school day am te que yow luñ dugal si yow sa jàngal is too much. Amath suñ ko mënee gàttal rek léegi ñenn ñi ne Amath suñ ko mënee gàttal rek mu gaaw direct to the question then ñu move on because honorable xaw na fee yaaga tuuti. waaw jërëjëf jégalu de waaw dafa amoon fu mu bëggoon a laal rek mooy education system bi foofu dafa lan la si PDOIS war a mun a because dama naka lañ ko mun a liggéeyee with di naka la waat ñuy jàng métier and all of those things pour nga xam ne nga teel a jàng métier bokk si système bi ba pare mun a njëriñ sa réew fasta daan nga dem ba grade 12 loolu is a question another question mooy affaire yi mbéy bi nga xamante ni comme like exemple man dama gis ne ñun suñu mbéy always dañ concentrate si benn 3 months fekk ñu ngi am ndox boo xam ne ndox bu neex boo xam ne géej goo xam ne yàlla ñu créatal river Gambia soo gisee yàlla bu dugal ñu biir Gambie ba peut-être soo gisee suñu map bi nu mu mel sax ba dugal ñu river Gambie boobu daf ñu wax ne river Gambie bi ndox bu neex bi yow war nga see njëriñoo lan moo tax tey suñ nguur gi ñu suñ concentré rek mooy si benn 3 months la ñoo gën a concentré si béy daan rather than full year béy loolu tam lan la si PDOIS lan moo si nekk seen liggéey leneen li moom mooy local government bi loolu moom am na lu bari luñ si jàng si PDOIS te xam naa ne loolu moo mën a wéy ci Gambie so loolu moo nekkoon sama question jërë ngeen jëf. waaw xam nga yëf yi mu ngi nekk waxtaan
te lii mooy li réew soxla parti bu mel ni doy façon réew mii la war a tabax ba nga xam ne li ñoo waxtaanee nii lu ñuy war a waxtaan la ci rajo yi yëpp war bu set su fekkoon ne ñu ngi ci nguur te 2016 bi ñoo jël nguur gi loolu mooy woon jubluwaay ñetti at boo xam ne ci biir ñetti at yooyu dinañ jël rajo yi télévision yi di jàngalante di laajte foofu la yëf yi war a dooree balaa nga am solution foog nga laajte ma dem ci sa laajte bi gis nga education system bi wax naa la ne ñaari yëf la war a def benn bi dafa war a jox nit ki xam-xam ba pare jox ko man-man te lii du suma wax rek de ci 1919 Pan African Congress bi loolu la njëkk a emphasize mu ne mbooleem doom joo xam ne ji mu ngi ci réew muy war a moom si boppam dañ ko war a jàngal emuñ rek ci wax ne jàngal ko ci làkki colonial language bi boo jàngal ko itam ci own làkkam jàngal ko pour mu am xam-xam mu tànn itam pour am métier yaa ngi dégg loolu since 1919 ñu ne ñaaral ba itam ki nga xam ne moo ko war a jàngal réew mi moo ko war a jàngal ba pare jàppale ko pour mu jàngale mu mel ni free education for teachers free education for children ñi nga xam ne ñoo nekk ci school si mu mel ni kuy wàcca am nga métier am nga xam-xam te emul ca loola su fekkee ne ci wàllu doy la société manifesto bi mu ngi laa won ne dina ànd ak may ne education soo ne right la nekkaatul nit di wàcca ci education yaa ngi koo jàngal pour li nga xam ne moom la war a dundee mu mun koo am yaa ngi koo jàngal itam naka la war a nekkee ci society lan mooy right sam tey jii yow mun ngaa jeexal liggéey nga war a am sa social security fay ñu bari xamuñ sax lan mooy seen entitlement loolu yëpp ci jàng la lan mooy sa pension right mooy right boo xam ne bi yaa ngi ko war a am ci society dañ la ko war a jàngal ca jamono bi nga xam ne yaa ngi liggéey wala yaa ngi nekk school so jàng bi lañ war a ëlbati ba nga xam ne dafaa nekk functional jàng dafaa nekk jàng bu relevant ci sa life yow tey jii da ngaa dem even plugs ci biir néeg peinture loo xam ne lii nit ñi seen bopp ci biir néeg bi lu bari mun nañ koo jàngal ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk famille bi nga xam ne lu bari mun nañu ko seen bopp kenn mënu ci dara so mu mel ni système boobu lañu wax ne moo war a change mu nekk système bu nga xam ne dañ ko ooyee self determined development mooy développement bi daf laa jàngal pour nga am métier am xam-xam am man-man wane nag daf laa gunge itam because yaa ngi build society pour nit ki mun a am liggéey am fu mun a jàpp pour mun a dunda mooy livelihood education for livelihood dafa war a mun a dunda léegi-léeg ñu ne waa kii dem na GTI jàngal nañ ko métier soo paree kan moo la jox contrat da ngaa dem uti ko ñu bare ngi toog su ko defee ñu ne xale yaa ngi amuñu métier ñu ngi toog fekk xale yi am nañ métier wala amuñ fi ñu mun a amee xaalis bon nag loolu benn tontu la ñaareel bi mooy ne dañ war a éduquer nit ki pour citizenship nga xam sa right lan la luy sa cër ci sa réew naka ngaa voté lu tax ngay voté yii yëpp lu ñu war a jàngal nekkee lu tax nga moom réew mi et cetera alal yan alal la nekk ci sa réew yan minerals ñoo nekk sa réew ndox géej gi lu fa nekk gàncax gi yan façon lan la ñooy def garab lan la ñooy def li nga pour lekk lii yëpp ci jàng mi la bokk so li ma wax rek mooy ne jàng bi relevant gul ñu ngi jéem nag bul foog ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci bunti policy jàng mi amuñ ay éene waaye ni nga gis ne fekk amuloo nguur buy jàppale éene googu dara lu mun a sotti so dafa nekk rek jàng pour convenience loolu la ñu ooyee jàng pour convenience da ngaa jàng rek fi nga mun a em li nga mun a em li nga tombee soo wàccee rek wàcce nga loolu moo fi nekk jàng pour convenience la xaw ma ndax loolu tontu naa ko ñaareel bi agriculture bi mooy loolu mooy ne emul rek ci wàllu mbéy mi ci wàllu aquaculture bi société dañoo door dara moo tax lu bari lañ dee door dañoo dégg dara rek door ko dem filee fii société li nga xam ne shrimp
yi gars yi daan toppatoo whole combo ñu fa amoon shrimp farms dañ toog rek disappear ni nga gis ne bon hôtel si shrimp siñ soxla lobster siñ soxla lifi niñ soxla jën yiñ soxla lu bëri mun nga koo toppatoo nit ñi liñ war a lekk ci jën yi yëpp mun nga koo toppatoo aquaculture mun nga koo bir garden si sakaatuma garden si seen bopp lu njiyeef bu nekk lañ mun a defal suñ bopp bon si gàttal doy li moo wax mooy ne su fekkee ne village la nga mel ni Kafouta et cetera balaa ngaa jox benn nit muy am compagnie sam ne waaw nañ ñëw jigéen ñi di liggéey foofu déedéet joxal ñooñu ñu am seen coopérative jox leen engrais jiwu machine ñu liggéey jaay mu ñëwaat ci seen loxo koo xam ne kii daal ci garden liggéey garden nga bugg a nekk nguur gi ci coopérative bi nga xam ne ñun ñëpp ko moom àll gi fa nekk dañ la ci war a sédd nga liggéey delloowaat ci kees gi mu mel ni osusu moo tax ma ne réew osusu la war a doon su fekkee nag ci beneen mbéy mi la maalo beeg di seem kon loolu soo ko defee ah mel ni ku nekk am na doole pour béy dinañ béy ba dundal suñ bopp di jaayi mbitim réew xaw ma ndax tontu naa sa tontu bi. waaw jërëjëf jërëjëf Mr. Jabi. Thank you very much. Thank you, Honorable Salam. Mbe konton na bake. Ntela question mu obita nyim bakwe nyim kulungol men yalon ko e ka bo Gambia e kata Spain nyol ma fongola. Ntela hakilo to anila miroto. Muna atin na wakake aning doibe mum ferel lala na traito nata mansa kunda ka wall stop. Because right now mba mo ikanne mo jamale be fa kan sido kan dol be mu dinni mo lelti men yalon ko dol be je fa jama be ko na hani sanji tan sabay ma soto dol be je sain ka family lel moy mol ni la musol ni dingol be la ka dum kulon ko na kata so mun desperation ole be Gambia fo wuka sabu e mulke dingol ni la musol ta ke do nyin kulon ko no ka foy kata tubabu du do ete amera munati na ukake aning muneba ferel beje même bo stop no la abaraka alors ku fulale ka stop killing fo kuye ke banko kan même ba kandela mo tahammela pour ka woke wo munati fo doku bundal ye soto nga même fo sene bunda na barakata ma fo dum sene sifa me ya lonko e ka joron kati même kati baliyata yalo wote bondila anin julu balu bari na kete senoti me yalon ko to ba fokan jambando soto yituro soto sena joro ngol soto ayeke kunkubati kabelo ya soto yalon domorobe soto laje adum fana même pa fala ina kodobe be lafala le adum fana housing scheme sistara no rural housing scheme me yalon ko doman jolemu ila bungol siniya so laje loko ni moye domor kendo soto ay la dula kendo soto ay ku kendo mune ba kendela ay ta dulato ate jarla abela fela don ala balwoye kafu so fulan jangom même kuma to wole mo ka kala muto ko ni kati tarata in the urban areas fana ni ya tara from the coffers cooperative de care de me ya lonko ni la fita fen yel mandila même tafo tuloti tiwoti ya yel mandi pour ayeke safunoti wala ya yel ma ayeke tuloti den ila fita joran ndimola me ya lonko ni bakala isi balwala cooperative fana be wodi la le den ibe kafu baso to la même ya lonko quand même fo GPMB kunun sanya association member sarudye ya lonko ni wobe keri ka fo GGC bale ala tol fana falinta luwato so ibaje loko wo kafu ba ni yela tulo doku ila kafu ndimo to isa wafinoje wo kafu ba sa wafi banta so ibe system soto la men ya lonko ni yesafuno doku wafu la kafu bala wo fana asisilo soto pour ka janjang an wo kafu ba wole be nala
ite batala pour ka dundi motol kono ala wo batabe la atele be nala ko wo sangi bulu den aya dundi ala isin balena pour ayeke ko jamaate asine wafi banta wala asine wafi banko kan woto système be soto la me yalongo mo be si balono and ni baluta housing scheme fana be soto la me yalongo low cost housing so follow ibe domoro soto la ibe housing soto la ko me yalongo ko balwa te ni nyala ko isa soto so ni wo soto da mo jamaate wo riska la kata banta bari amang ke kaseti fanan pour hadama dingo ay ku ñini men siata ala fa men sa balundi wo fanan mu xam molati bari a ñenta silo soto la me yawo ko asa keno ate bata soto woto ila ñini kar fula ñaw banta fanan membe keri in Europe mo jamaa kataje bawo ni ye dola soto ni ye euro soto ni ye bantaran ko kodo soto isa yelmande no la kodo to isi ko jama ke na banko kan pour que mo jama balonti wala ka mo jama samba e bu ko baluno anyama ila wulal bu ko baluno anyama so e ko buri pour que la wulal bondi man ni la wulal be balu kan anyama ate jar la yewo rista fula ndango fanan bantaran ko fanan ika baluwo soto Africa Banko kan ika usual soto is a company soto ila mo jama fanan even ni keta ke balti ika na Africa ke bungol soto jam pour que fojo lingoke woto kono men ka bo Africa ka dum Europe ka dum America wo be nyanta kosila sango santo na krosita mol men yalon ko Africa di ngol mo membe Europe America etc wol fanan ka men soto ila business soto jorol to wol fanan si continue den lon nalo men yalon ko ibe nyin dulalto Europe and Africa wala nyanta wo yinkaro kala ka jibe fo ko do men ka dum Europe and America ka bo Africa ani menka bo Europe kana Africa jumani mun ko do le siata jumati so ni yaje ko menka bo Africa kataje wala siata wonyanta kala negotiation te ko woto nyanta contract so to me ya lonko Africa dingol fanan e foyena ila banko kan ye son wole do ko keje pour isaje ko do me ya lonko akabo Africa wo fanan be kodo be murula Africa banko kan ila dingol la do ko kam woto na kumo mu nyinete ni nga nyato ko soto men ya fahamuro soto men ya lonko ila tamande nya demokrasi la karuna wole kendiyata wole sahayata membe Europe ya lon wolbe bunya soto lele ni la kango selendi wolba moyle bari ni yalon ko ila tamande nyaman kate e ila fita kelo kala yalon atetala because ni kuma to doi ba fulo ko ila tamande nyaman kate ibe do yalale woto même solution oti wole mo Africa soto me yalon ko ila nyaton ko bel dingol bunyalale ye demokrasi sargo sabatindi ye tamale nya kendo sabatindi ni ya tarako bantaran ko nata Africa ibe sate jela sate nding sate ba me yalon ko tonya nyato ta don lebeje woto buñabe sotola a do fanan natemo ba sah yandila ba wo bi ni Chinese sol tamata dunya ko no ibuke doya yela banko do ko le woto Africa fanan nyanta a do ko isaji ko illa dingol fanan te tarala doya ko malon fu ne jabi la bila baraka bari kulngol men ka bo Gambia dung ikata Europe sai man sakunda sa muneke no woto pour ka kulngol stop because dingol lelbe fa kanji right now ebe men fo kanten I understand it long term solution yes but what about right now men fu mata wodo mu civil society le nyanta bambanna kena dingol makoy ke karande yalo movement la nyanta siala banko kam fondin ke la movement toto muso la movement toto bari nyanta men kala mutala
waati do hani wululal bawo ila bata kan wala kila kodo bondi kila diningol bulandi pour yeta so dolbe wulla nene la bari amanka woti yalum bata mo ku jawole ko har ya ni sita yaade ila nebo sol ni men soto ima wala ila fita dasamula koliyate bu pour ye sacrifice le wuli tanulu bondi dulato ka fo ko dingo ta tumando aboko investment lem abe like gambling lem yalo mo jama ka dum gambling kono ibe jikirin ko ila $1,000 wo be kala $10,000 so e ka dundi je dorom ayetinya gambulin dem so amunto ko mo live be gambul kalle banko kan folo e mo menye nyim banko mara e nyanta commencé la doy policy immediate policy wole mu nyanta national service sotola ni doy be nyim banko mara kanne immediately force year ibe national service introduce la so mo me yalon ko imantara school wo bebe register lele at dum fanan ibe phone create la me yalon ko ibe wol be dundila dulal to pour ye métier karan ko me yalon ko ate nyala ila development koma wo sa nomano then after that mo mem bota grade 12 ibe dunna national service kono so ni occupy taje ibe métier karan adum fanan a food program, school, just like you have a school feeding program, even national service feeding program. So by the local will to word feed, bankole be wall feed. And it's a war bandits and war becala immediate solution leti ba o jama mol la bol wole koleata so kata ka gambul and die wole fesiata ye si yafa malo fu nge jabile. Jërëjëf thank you Andrew ñoo quickly ñu jël benn ñaar rek ñu tagato non man duma yaaga sax man luma bëgg wax Uncle Halifa rek man mom duma la laajte ben ko maa ngi amee question too so leen pare waaw man wax rek for me I never doubt you and I will never doubt you. I know Gambia yow yaa ko mën a yóbbu man moom loolu leer na ma waaw yow Gambia moom amul kenn ku ma gis ko xam ne mun naa yóbbu Gambia ku dul yow billahi yàlla xam na waaye lu ma bëgg a wax Gambien si rek ubbi leen seen bët soo leen bëggee Gambia mu dem this is the high time please man loolu rek laa am pour wax ba pare ma bëgg a wax rek jërëjëf thank you for coming here today and I really miss you. It's been a while, to be honest. It's been a while, definitely. Waaye yal na yàlla yokka barke bi inshallah bu soobee yàlla luñ bëgg rek yàlla nañ ko jox bu soobee yàlla inshallah. Thank you guys. Thank you very much. Ndi jërëjëf amin sa ñaani si ñaani yëpp. Mr. Jaw Pasamba Jaw coach. You are welcome. Wow, waaji nuyu naa la. Fay naa la lu bari waay jërëjëf. Wow, question Malache is just to frame it this way. We're talking about young people. By my calculation, you came back from your studies at the age of 24 to the Gambia. And now for almost 49 years, almost 5 decades, you have consistently, without taking a break, being in the service or at the service of the Gambian people. What do you have to say to the young Gambians today to understand and value the service for people and for country without expecting anything in return? Well, that is the key question. You have 2 tasks and 2 types of young people. The 2 types are people who just want to live decent lives, grow up, get the sweets of life like everybody else. And that is a right. Every human being
should be born free and should live in a society that works for his or her survival and development. That should be a right in every society. And every young person should live and also be allowed to develop educationally, socially, and eventually to grow up and enjoy the benefits of life. That's the future that we want to build. The unfortunate thing is that that is not guaranteed. And therefore, you require another young person who asks the question, why are we not all enjoying the fruits of life? And how are we to enjoy it? Then that person moves from just being a citizen, deserving rights, to be a servant of citizens so that they can acquire their rights. So you see, the issue of being a servant is a choice. In a republic, no one should be a slave or servant of anybody. We are all equal in sovereignty. And our dignity and self-worth should be protected. And where there should be service, should be voluntary service. That is service to country. You turn your back at your own interests, at your own, the suites of office, and work so that others will enjoy it. That's a life of service. It's not meant for everybody. It's a choice to be made. And when it is made, you never regret because you have not made it to please anybody. You've not made it for any reason but your consciousness that life must end and it was lived for a purpose. And a purposeless life is not worth living. So I must say that I was lucky to discover the joy of service to country and people. That's why you don't have fatigue. You have strength, unbelievable strength, because you need to preserve yourself as long as it is necessary to add value to your society and people. All I can say is each of us must make a choice. Live in dignity, ask of your country what it should do for you, and it does it for you. Then give your country what it requires and do it with righteousness, believing that you should not be a bad child of your mother. So don't be corrupt. Just ask for your just due and get it and live a normal life. That's good enough. But for others who must save a country, well, they must be more than that. They must not even ask what their country can do for them. They must not even ask what they can do for their country. They don't ask, they do. They see it as a duty. So for them, it is addressing to the demands of their situation, becoming a prisoner of their conscience. They ensure that their hearts beat in unison with the heartbeat of their own people. I remember when they had this witch thing, where people were being given hallucinating drugs, hallucination drugs. You know, so I remember going to an imam. He said, well, I cannot understand you. This man is giving this to his own people. I heard that in Kanilai, all these people in Foni are being taken there. So why should you worry? He's doing it to his own people. And this was when an imam telling me this, because I had to visit many imams, many priests
to try to get their support and also get them to preach. But an imam told me that it's not a reflection of what all imams say, but it's a reflection of what many Gambians thought, that as long as it was restricted to a population that will go against him, then afterwards, then you can turn a blind eye. But it spread and affected chiefs and ultimately everybody else. So taking a stand at that time was so compulsory. I could not do anything else. Why? Because I would have been a hypocrite. I lay with my wife on the bed and we discussed. I said, I preach that sovereignty resides in the Gambia, that every Gambian is an owner of power. And here are Gambians who are being taken like chicken from their family and forced to stay where they don't want to stay and forced to drink hallucinogenic drugs and then to confess whether they are this or that. How can I ever go to those people again and tell them that they are sovereign people who own the Gambia? So what would I be if I just sit down and observe the situation? Obviously, I would have been dead. Dead in terms of my conscience, dead as a human being, and therefore I should have just accepted to be a slave, because the sovereign person should not owe any allegiance, obedience, or adherence to anybody on the face of the earth. And therefore the stand has to be taken, not because of those people, but just to be a human being, to accept that I stand for what I believe, and I believe what I stand for, and must be ready to sacrifice life and everything to ensure that I do not become a prisoner of my conscience. So it's left to people to make a choice. But I know that the type of societies we have require tremendous sacrifice to change it from what it is and what it was to be what is ideal for all of us. Thank you very much, Honorable. Demba, thank you very much. I think Honorable answered all the questions. Honorable, we will leave you to do your closing remarks, and then Musa, you have done appeal. Badara Sajam, Yagana Exiko, Ali Badara. Make up a question that then after you wrap up. Yeah, question. Badara Sajam, moment one Sikodian. The same one PDYC, but looking so on like Denga, you have lip. What are you? Abaraka bake Honorable Halifa Salah mbafle Happy New Year mbidwala fo alama alasi so si jambala ko ibe mo nyato nyame be mo randikan alama ala yake arjanna dun sababodi amin allahumma amin nandinin kar sabala so don batar yandila dum bela fla pro isa jabi manne ka kawneto pro manne ka lamorlal falal jiberal ise karandiro so doje nandinin kar folo betar yala Fodon PDYS be parela ka coalition ke 2026 ali ni be coalition kala mun sar telle be tarraje ka to najelo ko man to na coalition ke le miyalon ko nsafo nimi so raje jam fal so raje ndel ba folo nyaani so o mun nenen ka kilindi nenen ka re fulanjam na PDYS la manifesto to naji jele ko na sovereign national wealth nimbe na fanko na economy bambandila bunda jamal lebe molwol bunda folo wala mo pro na natural resources wala na nema feon pro kol ke hanes mo kon na bal na fanka so yewol min be jale ku jamal alim falan na nema feon dol min yalon ko ibe banko koto warante min yalon ko mam fundino fa min be bato ko ni sanyal ndula kotam min yalon ko banko le bol control abe tarra banko le bulu ade tarra individual le bulu wala mun na policy to o mafan bare sante man so warante man sakunda min be marola na jele ko o jamalia be privatize le alim fala even nata jibe al barak ye contrat san mi alon ko sanji tan saba mi alon ko contrat be taraje gambe be nafala minna wala musidu la keme
mo gam ital be na fala min wal be kala 80%. So nim PDOIS masa kundanata dula jamala mi yalan kon semin fono contrat ko dol mi yalan ko sainta donc PDOIS la masa kunda na policy to mimbe je wala mon tele bol control la abe tara under the state control par sign o contrat o be sign na already nim PDOIS masa kunda so to da sainte I boko ke no la nyari contrat mi yalan ko be sign already o contrat min be keri iba control la ban fodo iba kala nyambela fla yinin fo gambe nole naninin kar laban wala be kala nalo ne batabe keri banko fanna mu me bela gambenol be kumbo kan fonninkel jama ba be duma silota kan kati fam ba folo nyaal jararo karola kasaro beje fonninkel man dar kontano kono ni nata corruption la karola mialon ko aka banko turuban o benna banko fanna mu me bela bunda mu me bel gambenol be lafrim falimon sa nim PDOIS mun sakunda inyantana la 2026 ba warante PDOIS dam manno sanji lulo kono PDOIS be mun kala kaaje ko corruption wali kolya ko be banko kan adabe banna nyame abe dubenna nyame lafta yin jabi abarka baake kubayata ila nyinin kar follow wole mu coalition kuwati ko fulale be ku ngoto ko ku ngokan killing wole mu patio la tamandinya ani na bankudin yato ntenga membira ko wole mu kuti isi men kamande follow patiola karola kacha mambang follow be kongreto pour ka jibi mune be kala patiola lodolati coalition koto bari mo si men kala mota wole mu doy mu patiola ti me ya lonko ku men ka banko samba nyato abuka tukoma woto ku me ya lonko Gambia la politiko ya wole nyininka for 2026 ngalong nyin kongreto na banta al sakal motoko doy betar la atetar la akoma so si wo jabiro kelo dari fangola na menje wole mo 2016 kafuta nyoma an dalilo seniyata setko lafita nun memu tambinto mararola me ya lonko mela dabe tarale je isaje ko atekala patiola mararol abikala jama mararoti woto wo sanji sabo kono be constitution kuto kadada constitution o kuto kutayande tilimbaliya men kata nun na tamandi silo men ya lonko dol men yake wolbe tubilale abe kala kacha bate banko kan ko akata South Africa nyamen mobe tilimbaliya jela men yake wol farnan la sonnomo iba kulale men ye bata soto fanan jorobe kala pour kaje ko ila bata da fanan jararobe kala je pour jannin sanji sababe banna amunta ko ku memmu so ko to banko kan beyebo Gambia killing le lo ntol be kenga kilinti isaje ko ni wote wakata fo mo kutole na pour ka banko mara e be banko soto la me ya lonko fente tar la je memu tinya aroti memu waliyoti wala muhammoti no ko sa be menni nin ka kan to woto ntefe ni be coalition dadala bawon tol be mu banko dingolati banko pour ka falen be la doko mu so ni dolbe je membe parti dolla dolbe je parti dolla bari hamme killing soto kule nyanta folo membe wo hammo kafunde la nyoma kafunyoya ka folo hammole la ni hammote je kafunyoya tikal
nte la hammo mu mente wala mo ka Gambia bondi not ka kafo lo me ya lonko ko 2016 ni parata ya place ol tala wo manke na hammoti hammo mu mente wala mo ka Gambia bondi woto kafo me ya lonko asilo membe banku dungo be kafundil la nyoma mem parata pour que Gambia bondi nga lonko wo kafo de mba recommend la bake pour ko même coalition ko kana ke coalition me ya lonko be banko talala mo nigol tema ye la balu sonian ayeke kafuño yaati me ya lonko be de sonna pour que banko bondi o kule nyanta folo membe wo hammo kafunde la ñoma kafuño ya ka folo hammole la ni hammoti je kafuño yaati kan nte la hammo mu mente wala mo ka Gambia bondi not ka kafo lo me ya lonko ko 2016 ni parata ya place ol tala wo manke na hammoti hammo mu mente wala mo ka Gambia bondi woto kafo me ya lonko asilo membe banku dungo be kafundil la ñoma même parata pour que Gambia bondi nga lonko wo kafo de mba recommend la bake pour ko même coalition ko woti kana ke coalition me ya lonko be banko talala mo nigol tema ye la balu sonian ayeke kafuño yaati me ya lonko be de sonna pour que banko bondi wala mun jaabiroti je bari doy man lodu la soto folo nga long jalling kongre be banna avant lodu la ta fula njaw ye ku jamaale fo na fulo to me ya lonko ye contracto dada anin kafu dol ya long wala mu tamandir nyaati tamandir nya abuka constitutional koma abuka soto no loi koma an banko ni mo keta nyaton koti sakatuma ni keta president wote e ka kalile ko e ka constitutional bunya woto ko ku me ya lonko adada ta constitutional koto e ka respect le ka bunya a menye tol anin modol fata wala mo londo mu ferolete jorangol ni contracto signata bari nata ka jeko wo contracto amanke nafati banko kan amanke banko la nafati woto ni ya banko ta wol fana mu hadama dingol lati ko ye wol bulandi yesi kotake ka contracto jibe ni kata londi tioti ko me ya lonko wole mu sorti contracto to do wol karande la wol yaaji en ni wol fanan lafeta nemola ibe sonna ko sole beje nanjamo akuma ta pour kaje ko ntolbe même fo kanne sovereign national wealth wole nyanta kafula nyoma an sovereign national wealth ni akafu nyoma banko be kodo soto le me ya lonko ni dol ye contracto soto anin banko la adum fana isi kodo ta ka de wol ke jo pour ye wo contracto bondi e bulu ka dundi banko bulu fero be je kacha be je negotiation be je me ya lonko wol fana ila banko ye governmental soto so e ka joran jama use foye ye ben kumola me ya lonko avec la banko la nafati woto ntol se même fo wole mo londo be kerine me ya lonko isi diamo keno isi ko renegotiate because negotiate be mo wolati yela hakkilo tamane wodo ye hakkilo tamane membe tata mo be fe yake woto sonta ko dal wolondo be kerin pour que ku jama fale me ya lonko tiñarum
because kafo buka sino banko kan ibe doya kan nole aje ko ibe la banko tinya kan so ibuka sino je ngamira Chinese ol membe de kato wolle bi ye jabiro soto je Well, Uncle Halifa, wachana. Yeah. Wow. So if I just go, kabring mo kumasa ta ku jama for Chinese sola, amun to ko ila banko be sila ka jibe fo muto reality ba. Ni tani na meta wo company sifa ni ka je ko ikatinya roke ibuka sino fo ku koten jibe. So woto amanke ko ika force ta ka ku department just like ex-president Jammeh Yakele with GGC nata nunka wo take over bari kabirin ayake wo ya samba kitinya tili wo la banda international tribunal ngamire ya lonko Gambia ya force pour ayejo $11 million for compensation. So doita wo kusifa kela wonya lao foye londo tamandi ye banko protest bari feri jamale be je me ya lonko isi banko la nafulo tanka tijaro sani ngamira la question la bango wala mo corruption ko ya long tamandir nya ni mo la kango ba kono wala ba kan tijaro buka keloje doye même fo wala mo follow nko ni banko be koto ndoy ko koto local government be falin nade so ibajel ko sate be aran keso sotala me ya lon ko nen ka bo aran sate ko abe dunna wo aran keso sango sang e sate di mol ni village development committee be sila ka wo ko be cross membe je ka plan ke ko lo janta dunna dami yalong wo kono te tiñano la bawo be yalong jelulemu be yalong abe tala dan fula njago fana the national sovereign wealth ni ba talala follow village la problem ol même de caring ila project ol ila kodola ika wole key area council city council municipal council wo be sila sango sankajibe wo project ol be mendita yela ko crossé ya kasabi ya lon ko ni ko do ayo ni la ni nek woto wole be tala regional government wole ba natala ila budget to ay natu national budget so ni wo approved an ko do nyanta murula village o kono an wo nyanta kala village let's say solar electrical facility wala a nyanta kala boholoti jumale be wo sunyala bawo village o balon ko nyim project a botton tol blue sani approved nyim ko de kare wala nyanta kala ado fana ni be contract o di la mola village development committee la nyato ko be signoro kala woto corruption be dun na nyaat mum tole so woto ni e corruption de dawo ja imam mol dundi banko la mararoto and doy be men kala wala mo ka banko dingol dundi banko la mararoto ko be banko be operate la in that way na keta for example a bureau any bureau mol membe bureau to membe do ko laji mol balon no ko do dum ke so kono ko do be do kan nyamen wo be mu kulati me yalo ko be ba kala mutalle so woto fonga democracy anin tamale nya kafundi nyoma so isaje ko marrodo ni woke mol baaje la ko ila ko do lota ala bota tinya malo ko Thank you very much, Uncle Halifa. Batis, let's give you the last question and then we give Uncle Halifa to make his closing remarks, then we call it a night. Thank you. Batis, go on. Batis? Yeah, Musa. Thank you, Musa. Jërëjëf ñu wax Uncle Halifa jërëjëf. Di la ñaanal rek yow kañ kon gaay nañ ko waxee rek yow kañ Uncle Halifa so tëdd rek ngay nelaw. Yow moom laa wane ne
sa sa dreams you can tell you achieve your dreams te ñu naa ñaanal nga fekki ko spiritually mën naa la war ne you achieve your dreams man leen rek laa mu rek bëgg a laajte man da léegi next PDOIS leadership da yéen mën nga ñu garanti ni ñun mën nañoo am leadership bu xam mel ni Halifa Sidia Sam because yéen moom we don't have any doubt about you nda any leadership bu mel ni da yéen nga bi anything boo xam ne dina mën a tax ñu mën a am leader naka yéen seen quality man lii laa bëgg a laaj waaw lii baax na nga laajte ko xam nga lu nekk dafa dooree ci ay nit wante dafa mujjee ci biir ay institutions so mu mel ni leadership ci wàllu personality su fekkee ne institutions yi amul da nga leen war a create xalaat yi amul dañ leen war a create foofu nga soxlee very consistent leaders ñu gëm ci dara so mu mel ni foofu laa doore pour nekk a movement mu nekk a wave boo xam ne foog ñuy seet personality bi ak contribution am muy leen a inspire wane nag ci wàllu réew ak parti da nga war a dem ba mun a build institutions and then gis ne institutions yi dal dina move in the right direction su ko defee dafa competent people ñoo xam ne ki nga xam ne area bu nekk la ñu ko ooyee polyvalent nga xam ne di nga laal bunte bu nekk xalaat bu nekk pour jur ci xalaat loolu du nécessaire te xëy na sax kenn ki ci benn bunte rek laa bàyyi xalaatam keneen bàyyi xalaatam ñu boole ko mu nekk xalaat boo xam ne is complete so mu mel ni doy dafa war a move from personality ñëw to institutions mu mel ni question bi nga laajte na mu ngi nekk ci doomi doy ndax doy jàngal na doom yoo xam ne ku nekk xam na boppam xam na manifesto doy xam na constitution ni doy xam na li doy di oote mooy ne nit ki first and foremost dafa war a nekk sovereign person dafa war a moom xelam dafa war a moom xolam waruta nekk ci ron waawi kenn ci biir parti wala ci biir àddina bi wala ci biir réew doy foog mu njëkk a créer doom boobu ñaareel bi mooy ne doom boobu foog moom suy ñëw di tànn njiit loolu laa jiital du jiital ndax nit daf ko jox dara ndax nit kenn laa farleel ndax ci wàllu xeet la ndax mu mel ni ki doy di jiital daf ko def ci lu wér ne kii man na xam na wala moom su bokkee ak ñeneen yi dinañ xam wala dina pare pour déglu ndigal mu mel ni loolu su fekkee ne am na mu mel ni doy dafa continuer rek ak ñun ak ñëpp bokk liggéey because dafa fekkee ne liggéey ñëpp la rek ñu continuer def liggéey bi wante su fekkee nag doy doom yi mu jur mooy ñoo xam ne ñi ñu ngi mel ni di ordinary Gambien nga xam ne dangaa farfarloo ci wàllu politique ci wàllu xeet ak ci wàllu mu mel ni bon doy dafa dees rek doy moom dafa nekk history bu ñoo waxantoo ne doy de musoon naa nekk fii Sidia Halifa ak Sam ñoo fa nekkoon waaw mu mel ni waaw ñu ne Sidia Sam Halifa ñoo ko sosoon ñoo ko waaw yaakaar naa ne nag du mujjee foofu yaakaar naa ne li ñu sampaagum ci ay bureaus ak nit ñi ci nekk ak ni ma déggee ñuy waxee dafa mel ni parti bi mu ngi développé ci ay doom yooyu dañ leen war a segg ba ñoom ñuy taxawal ay bureau yi door di am boroom xam-xam yi nga xam ne mun nañoo nekk ay candidate di yore réew ñooñu suñ demee ba ci kanam ñooñu dinañ nekk leadership bi parti su ko defee parti bi dafa gros macho nekk parti boo xam ne daanaka ñi moo tabax ñi moo teete dinañ ñëw ba nga xam ne ñoom itam ñëpp dinañ leen naw te loolu mooy jubluwaayu parti bi so mu mel ni lii du waxi garanti waxi liggéey la nañ seet suñ congrès bi ñëw ni moo mujjee moo tax soo seetee yenn institutions yi nga xam ne moom lañ tabax
ni expert bank bi ni advisory committee bi nga xam ne kilifa yi nga xam ne jaar nañ ci parti bi am nañ institutional memory dinañ leen ci mun a maintain mooy ne tabax nañ daal mboolem loo xam ne ni war naa tax doy ak ñu ko jiite mu am lu leen a garde ba nga xam ne du nga Halifa Sallah génn ci certain place terewul ñu am doole influence ak ideas ma gis ngeen Nelson Mandela bi mu génnee ci place yooyu yëpp nekk South Africa maa ngi woon ci Pan African Parliament bi xamoon naa li doon dox ci South Africa ci jamono boobu bi ñuy wax ne Zuma dafa corrupt maa ngi wax ne waxuma ne Zuma li ko Nelson Mandela baag ba mu toog moo gënoon ci South Africa waaye daf ko defoon for a purpose because su ma duggee ci moto dama daan interview drivers ak yooyu nga gis ne South Africa dafa divide on gars yi nga xam ne Zulu lañu woon dañ fiiloon ne yeneen xeet ya bugg a ostracize Zuma su Nelson Mandela fexewutoon bem toog mu ngi mel ni yëf yi daf doon nekk xëy na civil war in South Africa boo xam ne du doon am jàmm bi mu am nii tey mu mel ni kenn bum réeroo ne ndax ñu ngi ci place na nekkuñ ci place mooy ne am na ñoo xam ne seen dangar ci leadership dafa ëpp parti so therefore foog parti aw yoon pour mun a dunda wala su awul yoon itam mu ngi mel ni du mun a yàq réew mu mel ni daal li ma la mun a garantie daal mooy ne man xawma ñeneen duma jaar ci len duma boot len duma génn ci len loo xam ne lii ëllëg dina lor réewi Gambie may koo seetaan loo xam ne lii daal luy lor réewi Gambie ci saa si dina dee lu ko dimbale ci saa si dina dund loolu daal mun naa la ko garantir. Thank you very much, Uncle Halifa. We would like to thank you for the time you've taken to speak to the Gambian people. We will now allow you to make your closing remarks, and then we call it a night because it's gone beyond 12 midnight now. Thank you very much for all the time and effort that you made to be here. Well, it's a new year, and we are moving to the second day. It shows that everything that comes has an end. Whether it's our life, whether it's the day, whether it's the history of a government, everything has an end. But there are certain things that also must have new beginning after the end. A nation must have a new beginning. A party must have a new beginning. And I am convinced that 2026 is the most decisive year in the political history of our country. It's a year where the Gambia will sink or be afloat. Every Gambian should know where we were at this time in 2016. It's not where we are today. But that crisis that could have led to civil war was prevented by thinkers, innovators, and builders of a nation. So we believe that we prevented a war to save a nation. But now the nation we saved is crying for further salvation. This time not from war against each other, but from hunger, from poverty, from injustice, from ignorance.
Homes are being dismantled. They will quote the law. They will quote a decision of a court, a victory, but they are homes built by people, and they receive certain legal documents to establish them. But at the end of the day, you'll find out that they were not properly received and that they've been misled. But what is the role of a government? The role of a government is to ensure that every citizen has a home. And government could intervene to pay compensation. Government could intervene to provide new land. Government could intervene to negotiate between the owners of those homes so that compensation can be paid. Government is to solve problems, not to give people the type of headache that they now have where you live without a home. So we need governments that can solve problems. Hunger is abound. Women are demanding for inclusion. Youths are demanding for inclusion. People who are differently able are demanding for inclusion. Whether in our parties or in the country, 2026 is a decisive year for all of us to answer to the call of all those who want to be included in the lives of our countries, here in the Gambia, in Africa, and the world as a whole. As I said at the start, I will say at the end, Gambia is crying and is calling on its true sons and daughters for salvation. Africa is crying, is calling on its true sons and daughters for salvation. The whole of humanity is crying, waiting for true sons and daughters of the world for salvation. Each of us must ask ourselves the question, are we ready to sign a contract with concerned people to serve, to ensure that country and people live in liberty, dignity, and prosperity? Or do we want to void that contract and be the architect of a destiny of the wretched of the earth? Thank you.